Mohamed Ndiaye. cirë ngeen jëf borom baxa ay mbiram ñoo xëy di jax-jaxi ci yéen kay ñu xëyandol bi l'Observateur Serigne Modou Kara Mbacké daara de redressement yu ne moo leen moom keroog ba fa gendarme ya wàcce ñeent fukki nit ak juróom ya ñu fa jàppoon ñoom ñëpp daje nañu ak juge d'instruction bu 8e cabinet bu tribunalum Dakar ba ñu génnee ca bureau juge ba kaso la ñu leen yóbbu ñoom ñëpp la ñu mandat dépôt jël yóbbu kaso ba mu des waa ji di Babacar Diawo doom ci milliardaire bi di Baba Diawo ne moom téyewuñu ko bàyyi nañu ko mu dem këram waaye ci contrôle judiciaire ca la nekk ñeent fukki taalibe yi Serigne Modou Kara ak juróom yi ñu mandat dépôt ba yóbbu leen kaso. L'Observateur xëy nañu indil seeni tur ci page 5 am na nag ñaar ñu ca daw kenn ku tudd Seydou Sane am na nag ñaar ñu ca daw kenn ku tudd Seydou Sané ak keneen koo xam ne ba léegi xamuñu aw turam Ops X la ko tuddee tuuma yi juge bi gàll ci seenu ndodd journal bi nee nañu tuumay torture la traite de personne ak blanchiment capitaux. L'Observateur dem ci ba di ñu xamal ne tuuma yi ñu leen di toppee bu ko yoon dëggalee fukki ati kaso ba kaso ngiru dund mën na lañ caa fekk ñu fekk ba tey coowal centre de redressement yi ci xët mu njëkk Source A journal bi dañu xamal ne lu jëm ci mbiri Kara sécurité ñeen fukk ak ñett yee ñu ca jàppoon fanweer ak juróom-ñaare ñoo nga ca kaso bu Cap Manuel juge bu 8e cabinet moo leen fa yóbbu ci tuuma yi ñu gàll ci seenu ndodd Source A nee nañu mbirum association malfaiteur ma nga ca Le Quotidien nañu mbir yi sax dafay tàmbalee photo ñu ci Serigne Modou Kara ndax gaayam yi mandat dépôt nañu leen avocat yi leen waroon a défendre di maître Aladji Diouf ak maître Bamba Cissé génn nañu ci ba set wecc Le Quotidien nañu Kara nee na Cheikh Ahmadou Bamba doy na ko avocat moom ci jëmi boppam di Serigne Modou Kara moo renvoyé maître Bamba Cissé ak maître Aladji Diouf yi ko waroon a défensal Mansour Faye ma ngay défensal waa Eiffage journal L'As moo ko bind ci xët bu njëkk ba xamal yu ne seer gi nit ñi di jooy ci autoroute à péage bi Mansour Faye ministre infrastructure ba mu demee démb ci assemblée nationale la mu ci wax moo di képp ku jàpp ne autoroute à péage bi dafa seer da ngay wàcc jël route nationale bi La Tribune nañu gorob Macky Sall bi di Mansour Faye mooy ministre bi gën a naat ci gouvernement bu Macky Sall bi ne ab budget mi ngi toll ci 2227 milliards train express régional bi ñuy wax ne tey lay départ ak suba lay départ ak départ am ku gàttu fan doo ko fekke ñu fekkante ci Le Témoin fekki fa Doudou Ka administrateur FONGIP ba woon di Doudou Ka journal Le Témoin nee nañu dafa yàq FONGIP ba xolam sedd soog a dem ay bor yu ne gàdd la fa bàyyil Thérèse Faye bor bu jege ñaari milliards ci gàttal Témoin nee nañu Doudou Ka dafa yàq FONGIP ba mu mel ne soow mu jinne jéggi ñu jéggat ndànk ba ci Walf Quotidien njiital conseil économique social ak environnemental di Idrissa Seck moom la xëye ak njuumte di faux pas protocolaire moom la Ndaamal Kajoor def message bu mu yónnee président bu Amérique di Joe Biden di ko ca félicité ci ndombal tànk lu mu takkal Cecilia Elena Mouss la Moustapha Diakhaté gis ne Idrissa Seck juum na ca ba xalango bi njëkk ca njuumte ya moo di du moom Idrissa Seck moo ko war a def ñaareel ba di Joe Biden mi muy félicité américain yi ko fal sax installé guñu ko officiellement li officiel dëgg moo di woppi coronavirus ji ak ni mu mel ci réew mi guddi yi ñu toll L'Observateur ne nañu feebar bi du ay caaxaan ndax bi mu wunniwaatee ci réew mi ak léegi rek faat na fi fukki doomi aadama ak ñeent démb rek dégg nañu ñaari nit yu ñàkk seen bakkan ci réew mi ndax coronavirus bi Sud Quotidien nañu ñi gën a amuk jaaxle ci coronavirus bi ba tax ñu tëgg seen gémmiñ di yëglu ñooy syndicat yi jaboote ay jàngalekat ci réew mi ndax gis nañu ne li protocole sanitaire bi santaane respecté wuñu ko ci école yu bari ci réew mi moo waral ba bu ñuy wax waxi deuxième vague ñoom ci jaaxle la ñuy nekk ndax nee nañu bu ñu seetaane ba coronavirus bi ba mu dugg ci l'école yi bu boobaa fa la caaf di xamee enquête dina kay nañu ñàkk yi ñuy wax ci àdduna bi ngir bëgg ko fàggoo mbas mi ñëpp daw wutali ko ngir fàggoo ko mbas mi li jara laaj moo di ndax matuwaay yi mu laaj ñi ngi koy bàyyi xel. Universel Plus, comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Mohamed mbokk yi ñu ngi leen di gërëm xibaar yi woon la ak RFM ñàkk xëyu ndaw ñi wàllu croissance beeg fa mu toll ci 3% loolu lépp ministre bi ñu dénk wàllu économie Amadou Hott démb ci kanamu assemblée nationale nangu na ni ay jéego des na waaye ay jéego ngi fi rawatina wàllum xëy million ci lim boo xamante ni sóoraal nañ ko mu ne diggante 2019 ak 2023 wax na it ci juróomi ponk yi gën a fës ci lii di PAP 2A ngir suqali sunum réew naatangoom bi ñu dénk njàng mi Mamadou Talla mooy jaar tey ci kanamu assemblée nationale bokk na ci li ko fay xaar ay laaj lu jëm ci wàllu accord yi diggante nguur gi enseignants yi wàllu corona gi ci l'école yi ak yeneen éducation boobee ci la ñuy des njàng mi ak tolluwaayam bànqaasug G6 ga ca Fatick ñoo yëglu débrayage la ñuy amal tey ci talaata ji ëllëg ci àllarba ñu grève bañ a jàngalee li ko waral di dañuy sàkku ñu ne ak pay bu indemnité baccalauréat yu 2020 leneen ci xibaar wàllu yoon ak àjjuma ji ñu génn ci pàttali ñu jàppoon leen ñeent ci activiste yu ñoo lank seen ab atte ëllëg ci àllarba ji la ñu fàttali ni ci kanamu préfecture am Dakar li leen jàppe woon jamono yi ñu dafa demoon doon sàkku demande ngir mun a manifester ci kanamu Union européenne ngir wane seen ñàkk ànd ci na wàllu signature licence de pêche yi demee ñeel ñoom ñooñee di mbootaayu Union européenne. Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi soxna Yacine Pouy bu service digital naka noonu ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci kanam tuuti penco gi teg RFM ñu waxtaanee ci wér-gu-yaram ak coronavirus gi dinañu ànd ak ku ca xam-xamam màcc wàllu kër docteur professeur Bamba Kane.
koppar ci kanamu député yi démb nangu na ne ak cooxe wala boog am na jéego yu nu war a yokk ci wàllu yokkuteem réew mi di croissance xëyum ndaw ñi naka noonu donte yëgle na taxawalug lu toll ci millions yi ci wàllum xëy diggante 2019 gi nu romb ak 2023 gi ñu dëgmali ñëwaat na it ci wàllu li gën a yitteel Pape 2A ci wàllu suqaliku moom ministre Amadou Hott naatangoom bi yore wàllu éducation Mamadou Talla yi jaar moom tey ji ci kanamu assemblée nationale ba tey lu jëm ci wàllu examen gi ñeel budget bi nu ko war a natal la ko fay xaar bokk na ca lu waral ba tey ak wàccoo amul diggante nguur gi ak accord yi mu signé woon ak enseignants yi wàllug Covid 19 gi ci l'école yeeg yeneen rawatina Matam ga ay ka yëglu wàllu njàng moomee ba tey ak bànqaasu G6 ga fare Fatick yëglu tey débrayage la ñuy amal ci talaata ji ëllëg ñu gréew banque yoxo yi ñu ne lu nu bëgg mooy ak pay jëm ci ndàmpaay baccalauréat 2020 leneen ci xibaar ñeel wàllu ñeent ci activiste ñu tegoon loxo ñu kuréel ak ñoo lànk gi àjjuma ji nu génn ëllëg lañ leen di atte ci àllarba ji ñu ngi leen jàppe woon ci kanamu préfecture am Ndakaaru jamono ñu fa demoon déposé ji demande di càkkuteefu manifester ci kanamu siège Union européenne ngir ñaaw lu ñu ne licence de pêche yeeg joxin wi ci technique bi Abdoulaye Diop. yokkuteem 3% xëyum ndaw ñi loolu lépp ne kon ay cooxe Amadou Hott nangu lu ni mel mooy jëwriñ ji nu dénk wàllu économie ci réew mi donte it dëgmal nañu lu jëm ci wàllum xëy million ci lim diggante 2019 2023 mu ne Pape 2A bit li ko gën a yitteel bokk na ci wàllug nanu koy financé wàllu bor gi financement tronçon di yoon Mbour Fatick Kaolack ak yeneen loolu lépp waxtaanee na kook assemblée nationale démb Abdou Diouf Junior. Amadou Hott nangu na ne li ñu mayee cim xëy ak ni koom gi yokkoo néew na lool ci réew mi jëwriñ bi ñu dénk wàllu koom plan ak coopération di xam ne ni am na juróomi mbir yoo xam ne daañ ci taxaw dàkk ngir mën a suqali suñu koom bokk na ci fexe ba moom suñu bopp ci li ñuy dundeek li ñuy fajoo waaye itam fexe ba yokk suñu koom jaarale ko ci li ñuy defal suñu bopp fexe itam ba yokk bu baax a baax lu jëm ci wàllu numérique beek niñ ciy jote gën a dooleel itam wàllu aar askan wi ak taxaw ci seen i mabét rawatina ñi néew doole ak itam suqali bu baax a baax ñi féete ci privé bi ngir mën a amal yooyu la liggéey nag dañu war a jox gëdd bu baax a baax secteur privé suñu sukkandikoo ci jëwriñ bi ñuy xamal ni téeméer boo jël ci 14 712 milliards yu PAP 2 fanweer ak juróom-ñeent yi daanaka ñoom lañ ko jagleel mu ñuy xamal ni dinañu taxawal ñaari jumtukaay yoo xam ne ci wàllu financement lay yëngu rawatina ci wàllu secteur privé 300 milliards yoo xam ne PME yi lañ ko jagleel ak entreprise yu mag yi te état bi moom mooy fexe ba joxe garantie banque yi ci lu ñeel dakkalandi bor yi nga xam ne réew yi gàlloo nañu ko Sénégal daanaka am na lu toll ci ñetti milliards yoo xam ne jëlee na ko ci atum 2020 ak itam juróom benn weer yu jiitu ci atum 2021 mu ngi wax ne sax am na 1 million ci xëy yoo xam ni jàpp na ne war nañ ko mën a taxawal diggante atum 2019 ak atum 2023 jëwriñ bi ñu dénk wàllu économie plan ak coopération di xamle ni financement bi ñeel autoroute bi diggante Mbour Fatick jëm Kaolack daanaka noppi nañ ko seen digganteeg ministère des finances bu Chine. lu jëm ci ngëm-ngëm gi ci ne ñi di entreprise yu bitim réew yi teg loxo yu fii Sénégal ci wàllu koom gi économie bi mu ne demee wu ni ndax daanaka ci xayma téeméer yoo jël ñaar fukki ak juróom-benn rek ne entreprise ñoo bawoo bitim réew maanaam ci xayma ci ak koppar yu fay bawoo foofee junneeg ñetti téeméeri milliards ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett juróomi téeméeri milliards ak ñaar fukk ak juróom yëpp daanaka ci salaire ak cotisation sociale la ngir ay liggéeykat yu nekk doomi Sénégal kon ci gàttal mu ne téeméeri milliards a fi bawoo wutali bitim réew leeralam moom ministre Amadou Hott ak Abdou Diouf Junior. entreprise étrangères yi contrôlé wuñu suñu économie téeméeri entreprise yoo jël yi nga xam ne ay grande entreprise la ñaar fukk ak juróom benn rek mooy ñi nga xam ne ay étrangers ñoo ko contrôlé société yooyu ñu ngi générer loolu ñuy naan valeur ajoutée parce que valeur ajoutée mooy pratiquement PIB li nga ci yokk du bari pour mu nekk PIB ñu ngi nekk 1 milliard ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñett te loolu 11% du PIB du Sénégal la entreprise yooyu fay nañ ay salaire ak ay cotisation lu toll ci juróomi téeméer milliards ak ñaar fukk ak juróom fay ay salaire yooyu ñooy tax ay doomu Sénégal di am lu nu lekk am lu nu fajoo am lu nu fayee école pour seeni ay doom loolu entreprise étrangère yooyu ñoo ko def entreprise yooyu tam fay nañ gouvernement bi lu toll ci ay taxes directes ñaar téeméeri milliards ak fukk ak juróom-ñett dama ci boolee ay taxes indirectes ay TVA ak ñoom peut-être mu nekk ay 400 wala 500 milliards donc loolu entreprise yooyu donc man dama bëggoon vraiment à partir de tey débat boobu du débat la boo xam ne ay wax rek la yu teguwul
ci ay chiffres ANSD agence bu ñëpp xam ne seen liggéey dafa xarañ loolu ay statistiques ANSD la donc man je préfère que ne ñu wax ci ay chiffres bañ a rek wax loo xam ne slogan la rek di ko topp soo demee commission moom lan lay wax soo ñëwee plénière ñu wax la ko débat télévisé moom luy wax ci rajo yi ñu ciy wax ci fu nekk loolu vraiment man je pense que léegi leer na nañu quoi leer na nañu. ministre Amadou Hott démb ci assemblée nationale ngir examen budget bu ministère bi ñu ko dénk di wàllu économie plan ak coopération ñu fàttali rek ne lañu ko nattal ngir atum 2021 boobu ministère juróom-ñeent fukk ak ñaar ci milliards la yu tegal ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ci millions yu tegal genn wàll. ministre éducation nationale Mamadou Talla di jaar tey jii ci assemblée nationale moom jëwriñ ji ñu dénk njàng mi bokk na ci lu bari lu ko fay xaar du ñàkk ci laaj ñàkk wàccoo geek accords yi diggante état Sénégal ak enseignants yi atum 2018 naka noonu it indemnité baccalauréat yu daaw ak it leneen ne wàllu Covid 19 gi dugg ci l'école bi ci fànn woowee kilifa yi ñoom jàppuñ ne foofee rek la ñu ngi lànk wàllu stigmatisation maanaam jël gët yëpp rek jëme ci l'école bi Covid gi na mu jàppee penc mi noonu la lawee ci l'école bi ba laali enseignant te ci wàllu woowee ñu ngi ci taxaw ni mu waree ba ñoom jàngalekat yi ñu ngi am tan laajul genn ak jaaxle mooy gis-gis ak kàddu yi ki nga xamante ni mooy chef division contrôle médical scolaire docteur Aliou Dia nekkoon ganuk RFM soir. damay sant yàlla parce que les gens peut-être dañuy focaliser ci benn école bu Ourossogui mais xoolal depuis ouverture école bi ñun depuis un mois depuis le 12 novembre école yi ubbi nañu c'est plus de 4 millions d'élèves ñu ngi jàng ci jàmm ak salaam donc te 4 millions d'élèves quand même normalement statistiquement dina am ñoo xam ne ñu feebar ñu ngi jokkoo ak inspecteur d'académie yi ak suñu collègue médecin chef yi mais fii lu may wax rek encore une fois comme bële ñu moytu di seppi benn profession di tiñaale benn profession enseignant commerçant wala moodu ci feebar bi ci benn école am ñu ngi koy gëstu def naa feebar bi amoon na au mois de juin amoon na ne enseignant amoon na yeneen sénégalais yu ko amoon xam naa fu lu ma la wax vraiment ñu ngi koy circonscrire ñu ngi jël ay matuwaay pour ñu feebar ñu jël parce que en général du cas yu grave cas yu simple lañu ñu mun leen faj correctement comme ni ñu fajee ñeneen yëpp donc ñu ngi suivre cas bi situation bu baax a baax. ñaata lañ. bon non j'ai pas encore le nombre exact xamoo guma mais xam naa daal ñu ngi ñu amoon ñu dépisté woon ñu ngi leen di jël en charge correctement te c'est pas des cas graves c'est des cas simples xam naa seen évolution bu ci yàlla defee. en général fii ak une semaine peut-être 10 jours dinañ mën a dellu seen classe. ñu des ak njàng bi ba tey ak débrayage bu jàngalekat ya bokk ci G6 ca faree Fatick di amal tey ji ci talaata ji débrayage mooy bu nu xëyee ab diir dañuy daal di ne xër kare ya dakkal njàngale mi ëllëg du nu faf jàngale dañuy bank yoxo yi li waral taxawaay guni mel mooy càkkutéef ak payuk ay ndàmpaay ngir baccalauréat 2020 ci janook taskatu xibaar yi ñëw nañ ci yeneen yu nu gis ne cooxe la ci système bu njàngale mu Sénégal dañu ci déglu ak njiital G6 Fatick Mamadou Ba Fati ak soxna Aminata Goudiaby. indemnité bac yu ñu fayegul ba léegi alors que dañoo xaatimoon ak nguur gi que lépp luy indemnité si wàllu jàngalekat dinañ ko fay avant le 30 novembre bu leelu weesoo si Fatick notamment si académie Fatick dañ see seetlu yenn jafe-jafe yoo xam ne day gàllankoor jàngalekat day gàllankoor jàngalekat yi di gàllankoor école bi lu ci mel ni tardé bu ñuy def si payooru ñenn xeetu jàngalekat yi maanaam ñi ñuy wax MC ak ñi ñuy wax PC dañoo seetlu ni ne ñooñu seen payoor dina dem ba le 5 des fois sax mun na weesu le 5 leneen lu ñuy souligner si mooy ñàkk jàngalekat si école yi si lycée yi ak collège yi yu mel nii ñii di jàngale science ñii di jàngale philosophie ñii di jàngale EPS et ñii di jàngale espagnol xale yi fu ñuy toog table banc dafa manqué doyut école yi am na école yu bëri yoo xam tamit ay salle sax doyut loolu weesoo am na ñuy wax abri provisoire dafa bëri si académie bi leneen lu ñuy ñaxtu mooy sunu mbokk jàngalekat googu nekk baasul te ñu lakkoon néegam ba léegi xamuñu kan moo ko lakk ñu ngi wax ne yoon na def liggéeyam ba njàngalekat yi fu ñuy liggéey seen xel mun fa dal suñu xoolee li ñu metti yëpp waa G6 Fatick ñu ngi ñaan seeni militants ne plan d'action bu ñuy bëgg a dérouler suba ak gannaaw suba ñu respecté ko suba dañuy def débrayage 9h mercredi dañuy def grève totale. moo nekkoon nga xamante ni moo jiite bànqaasu ko G6 ca Fatick Mamadou Ba Fati ci débrayage gu nuy amal tey ci talaata ji àllarba ëllëg grève bu nuy amal. ba tey ci xibaaru suba seeg RFM accident bi ci wërngaluk Beaux Maraîchers xibaar tukkee ci ndongo ka xamal ñu ne kon foofee wër gare routière Beaux Maraîchers ca Pikine benn car rapide car Ndiaga Ndiaye ngeen baal ma
bu defoon ba fees moo daal di këpp foofe sànq la amee xamaguñu bilan bi dinañ ci àndaat ak yéen. ak ndongo ka Abdourahmane Diallo ca Mbour moom wàllu yoon dina yëgal ne atte bu bàyyi duudu mooy gone gi faatu woon ci wàllu mbëkk mi Barça Barsaq tey ji la ñuy xaar dogalu tribunal moom Mamadou Lamine Faye ak ñeneen ñaari père de famille yoo xamante ni dañoo daal di rëccee ci yoon woowee di yoonu Barça Barsaq gi ñu ngi leen toppee wàllu complicité yëgoo ak ñu yëngu ci wàllu trafic migrant loolu lépp kon dinañ xam nu seen ab atte ak dogal ba di tëddee tey ji ci ëttub tribunal ba ca Mbuur RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak benn. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. campagne yu njaayum gerte gi dara baaxu ca mooy gis-gisu opérateur privé stockeur yi dañoo gis ne li am bu dakkul du baax ndax jàpp nañ ni daanaka kilo gerte ak juróom fukki dërëm yi daa daal di tooyal seeni laaf usines yi ñu daan jublu mu mënuñu ko fay lu may rek waa COPEOL ñoo fi ne góorgóorlu ñoom amuñu pexe beneen ñu ne ngir mujj daal di jox bopp chinois yi mujj leen jaay ca loole bu dakkul du baax ci réew mi du baax ci capital semencier bi dañu ci ànd ak Bidji Cissé mooy secrétaire général bu fédération opérateur privé stockeur yu Sénégal ñu teewlu ko Ibrahima Diamé. campagne bi ni ñu koy dundee moom campagne bu métti la pour ñun opérateurs yi ak huiliers yi parce que chinois yi envahir nañ tout le Sénégal di jënd prix boo xam ne c'est un prix très exorbitant ñun pour jënd yóbbu ci usine fi mu ne nii yaakaar naa ne benn usine donc moom lañ amagum certitude que ne moom mu ngi def prix bu baax prix bu tane la baaxul mais mu ngi tane parce que moom muy COPEOL mu ngi jëndee 320 Sonacos mënut a dépasser 376 yi kii waaw mënut a dépasser 376 yi moom itam. Diagne Fada DG moo noon fukk fi chinois yi ko ma ko fa mais à ce prix là nee na moom mënagu ko daal mënoo jëndee gerte 300 francs dem di ko jaayee 276. chinois yi aussi moo demee am na ñu nekk 325 su gerte gi baaxee am na gu nekk 330 su gerte gi baaxee ñoom dañu tànn mais loolu baaxul ci mu réew matière première kenn du ko exporté ñu ngi rey usines yi te usines yi waruñu leen a rey man de d'accord naa kilo gerte jar 500 francs mais nañ ko organiser ou bien dañoo waroon a téye campagne bi exportateurs yi en certain temps ba huiliers yi am dara parce que huiliers yi bu ñu daanoo problème dana am. ñu waxtaanee wàllu yoon ak ñeenti activiste yu kuréel gi di ñoo lànk yu nu jàpp àjjuma ji nu génn war leen attee àllarba ëllëg lay doon ñu ngi leen jàpp ci kanamu préfecture am Ndakaaru àjjuma ji nu génn ni nu ko waxee jamono ñu doon sàkku autorisation ngir mboor a manifester ci siège wala boog buntu siège bu Union européenne ci Ndakaaru di ñaawlu rek accord de pêche yi fas nañu yéene kon daal di defaat lu ni mel àjjuma ji di ñëw Mourtala Seck coordonnateur bu doy na la ñu ci àndal. ak Makumba Bey. préfecture bu Dakar bi ñu demee di déposé ci lañ leen arrêté gis nañ fi nag temps yi jépp lettre rek kuy dem di déposé ji xaj na ministre bu bees bi moo bëgg a intimider xaj na ministre bu bees bi moom Antoine boobu noonu moom moo bëgg a wane boppam waaye na xam ni ñii fi weesu lu ñu mënul ci ñun moom mënu ko ci ñun li ñuy gën a naqarlu ñu jàpp leen yóbbu leen commissariat bu plateau te foofa lettre baa ngeeg ñoom ba tey déposé wuñ ko ba ñu demee foofu tey ñu retenir contre ñoom ba vendredi ba tey ñu doog leen a déféré ils sont ñi ngi leen di wax ni dañoo participer ci manifestation boo xam ne autorisé wuñ ko kenn ki nga xam ne mooy Fallou ñu outrage ñu ne dafa def outrage à un agent de police donc ñii la Fallou Diagne la Pape Abdoulaye Touré Thierno Sall ak Malick Diaye di 4 membres dañoo lànk xëyoon dem nee nañ dinañ leen atte gannaaw suba ñun nag ñu ngi waajal ñun ñu ngi woo sénégalais yi parce que dugalaat nañ lettre tey d'information pour mars ci kanamu UE incha allahu rabbi Union européenne vendredi bi di ñëw. RFM sport gi ñu ànd. Malal ji ñoo jaaj Malal moom bu xëy see du ndaale xaalis mais dina dindi stress. waaw wallaay amul solo laaj bismillah Malal. tabarkalla ñu daal di tàmbali ak taxaw génn gu état bu Sénégal taxaw Kendooy athlète la woon doon def triple saut daa wopp ci bu ñu sukkandikoo ay jegeñaaleem wopp joojo jaaxaloon na saxi mbokkam ba na ko xabaaree ci réseaux sociaux yi mooy ay Facebook ak yu mel noona ci la nguurub Sénégal daal di jëlub dogal jébbal ko lu toll ci 10 millions boole ko taxawu ko ngir ñu mën ko wattu loola ka ko defoon ci réseaux sociaux yi dëggal na xabaar bi ci jokko bu dox digganteem ak Youssouf Bodian démb moomee ne jege na njaboot gi moo duggay sekk la wuyu waxuma nag ci turu famille bi parce que nijaayam moo ci mën a wax mais woo nañu ma sànq ci benn réunion bu ñu doon def bu ma xamal ne ma aussi ministre bi en tout cas ministère sport yónnee na fa ndaw mu ñëw jox fa 10 millions
yoo xam ne jàpp nañ ne ci présidence de la République la jógee donc loolu mun naa ko confirmer parce que famille bi wax na ma ko et lu am la. mi ngi tane ñu ngi sant yàlla parce que yaakaar naa ne ci 15 derniers jours yi passé nii xawoon na gën a métti donc actuellement kenn mi ngi mën na doxal boppam mi ngi wax correctement aussi donc sant yàlla mi ngi loxo yi c'est vrai que ne muscles yi xaw nañu jàppandi mais sant yàlla daal. suba incha allah comme joxoon nañ suñu kàddu ba pare la fondation Morital dafa proposé woon yóbbu ko mu seeti benn médecin mu defal ko examen médicaux donc joxewoon nañ kàddu gi ba pare avant ministre bi di fi ñëw incha allah parce que ñu ngi yéene respecté kàddu googu noonu ànd ak moom suba dem xool yi ji le médecin mu defal ñu analyse yi wax ñu aussi diagnostic bi fan la maladie bi toll ak bu ñu doon def traitement ñaata lañ ñu mën a xam loolu yëpp daal ba doog a mën a xam ban posture la ñuy am par rapport ak prise en charge totale bi. si wàllu afro basket ci U18 yi nag Sénégal si jigéen ñi demaat nañu beneen jël démb seen diggante ak waa Mali la dañ leen daaji rek daan 74-39 Sénégal nag ci jigéen ñi daaji tegale ay défaite na waaye ca góor ñi ñoom lijjanti nañu ba daaji rek jàll ci li nga xam ne mooy demi finale yi nee nañu daanu ko amal seen diggante ak ñi di waa Guinée Conakry lay doon génneen fi demi finale ba dox diggante Égypte ak Mali ñaari réew yi dem finale dañuy daje rek qualifié directement ca coupe du monde bi ñu jagleel tout tànk yi ca 2021 lay doon ca Finlande ca biti réew leneen itam des ko waxtaanee mooy stade ba nekk foofa ca Richard Toll ñu jàpp nag ni dambal nañu liggéey ba ngir yeesalaat ko des ca dugal nee nañu ñaari téeméer ak juróom fukki million maire dëkk ba di docteur Ahmadou Mame Diop yëkki na kàddu ci lu tax maire bi jël dogal bu ni mel ci micro Mamadou Diagne. projet bi li ko waral mooy gis nañ ni Richard Toll benn stade la am tribune bi màggatoon nu bëggoon def li nga xam ni dana méngoog jamono moo tax nu demandé architecte bu am compétence ci wàllu stade mu développé projet bi mu paree il faut que aussi nu ñëw présenter ko ñi nga xam ni ñoo koy utiliser bi ñu leen ko présenter ci waxtaan bi nu poser ay questions gis nañ ni am nañu satisfaction ci liñ leen war loolu nag la ñuy liggéey ci wàllu stade bi mais il faut nu jàpp ni aussi ñaari programme la premier programme bi nga xam ne tey ficelé nañ ko mu pare mooy wàllu tribune bi ak aménagement yi ko seq pare loolu pare ba pare nu doog di def beneen projet bi nga xam ni mooy wàllu gazon synthétique bi loolu dañ koy def nag pour que xam na ni c'est une demande forte des jeunes et du monde sportif loolu dañ leen ko war a defaral pour mu méngoog jamono nu mën a am fu ñuy tàggatee yaram bu am solo c'est un coût financé par la mairie coût de 250 millions durée travaux yi 12 mois la ak tolérance de 3 mois supplémentaire mais mën na yem ci 12 mois comme mën na ko ëpp tuuti. Dakarkar la ñu daal di wax nag ni dinañu amal tey itam Ligue des champions ca Europe mooy bis bu mujj bi ci phase de poule yi jongante yi leen tëgg tey Chelsea ak waa Edouard Mendy ñoom ñoo war a jouer ak waa Krasnodar Rennes ak Gomis dinañu jouer ak waa Séville Lazio Rome ak waa Club de Bruges Dortmund ak waa Zénith Saint-Pétersbourg Dynamo Kiev mooy di dalal waa Ferencváros Barça ak Juventus de Turin ñoo di daje. ñoom ñaar ñëpp dañuy daal di génn ci huitième de finale yi waaye lañu ci yitte mooy daje bu war a doxaat diggante Lionel Messi ak Cristiano Ronaldo ba tax ñu fas yéene leen dégtal googule jongante Leipzig dina laale ak waa Manchester United bu nu xabaar ne Pogba dafay jóge bu at mi jeexee agent moom moo joxe xabaar bi démb ci taskatu xabaaru biti réew yi Paris Saint-Germain bu Gana Gueye ñoom dinañu jouer ak waa Istanbul Başakşehir bu Demba Ba ñoom itam gagné rek mooy li leen war ngir mooy tëndiku mbetteel ci bés bu mujj bi Alaaji Malal way wi daanu na jërëjëfati léegi noo ngi laa xaar ci waañ bi tey noo la invité ndékki incha allah ndékki lu rëy la ñu war a ndékki tey ndaw ndékki lu wala kaana jërëjëf Malal RFM rajo askan wi Malal Junior Diagne ñu ànd ak Anna Rocha ci chronique culture bi. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ñu wax lu soxal musique tey jii ci suba ak album bu bees bi nga xamante ne Ali Beta daal di nag siiwal tuddee ko ñun mu di album boo xamante ne culture africaine fës na ci loolu rawatina nag cosaan ak aada séeréer. waaw album bi dafay wax ci diggante mam da baax dana wax bu am solo ñu ne moom amul dara lu dul puso ñu ne puso bi la mu ne ngir ñaw diggante yi man dama jàpp ne artiste acteur culturel da nga nekk fii pour ñaw diggante yi te fa dañu seetlu ne àdduna bi ñu toll diggante yi moo am problème ñu seetlu ne suñu fekkee suñuy aar ak cosaan ak aada gi jàngal ñu leneen lu dul nu ñuy ñawee diggante yi waaye tamit balaa nga ñëw diggante yi nga ñëw diggante ak sa bopp
ndax boo xamul sa bopp mënoo ñëw sa diggante ak sa bopp tamit doo mën a ñëw sa diggante ak keneen bi boo xamee ki nga doon di nga mën a xam ba lan nga sekk ak keneen bi ñëw sa diggante ak keneen ki mooy tey interroger colonisation France ngi fii histoire bi ñu am suñu diggante ak ñoom naka lañ ci continuer dañuy continuer di wéy ci loolu wala dañ koy defaraat ñu ñoo yaakaar ne foog ñu defaraat ko waaye ñëw suñu diggante ak suñu environnement gàncax gi ñu wër ndax mënuñuy wax ci ñeneen ñi rek te waxuñu ci dëkkuwaay yi. bu weesoo album bi ñun nekk na itam benn œuvre artistique boo xamante ne mën nañ ko diviser ci ñetti pàcc ndax am na itam benn manifeste bu mu dippee ñun di ci woo nit ñi kon ñu gën a fësal aadawu Sénégal réalisatrice bi di Fatou Koné Senghor def na ci ab jàngat. manifeste bi c'est normal que cinéma bokk ci texte bi mu bind maa ngi ko tuddee bàcc bët dellu si nit ñi ci époque bi nga xamante ni bu sa bët méttee da nga daan dem ca bàcc bët mu suqali la te boo fa génnee da nga am gis-gis bu gën a leer ñun dañoo mel ni ay xar fi mu ne nii topp lu xew feneen ku am prix ku sa tur génn sa gox sa yaay ne waaw góor rek nga yaakaar ni finalement est-ce que du loolu la mooy cinéma mooy solo bi wanewu bi dem ministre yi taxaw alors qu'en fait dañoo fàtte ni il faut que ñuy waxtaan ak nit ñi bés bu ne saa su ne dama ne dañoo toll fenn foo xamante ni tey je pense que surtout sama génération ñi ci am doom ñoo ko gën a ressentir ñun dañ doon daw rek pour ñooñu lekk naan am lu baax bañ a ñee kenn mais tout à coup on s'est dit mais ñii ñun joxuñu leen lu bari mais tout ce temps là moom maa ngi koy protéger di ko yóbbu ci béréb yoo xamante ni dina fa jàng loo xamante ni finalement du ko jëriñ sax ëllëg donc erreur am na foofu il faut que nga impliqué wu ci ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi nekk ay tour tànk ba léegi te foog nga jàppale leen donc pour man manifeste bii nii dafa mel ni prêter serment nga waat ci kaamil wala ci bible ne dinaa def sama kéemtalaay kàttan pour indi loo xamante ni dina jëriñ mbooloo mi. talaata ji nag la ñuy ubbiwaat musée des civilisations noires mi nga xamante ne dina màggal ni ki ren yi itam ñaari at gannaaw biñ ko inauguré ñu jaarale ko ci ab vernissage wu ñetti exposition li ko dalee 18h ci ngoon di leen jaajëfal ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. Universel Pousse, comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS ak seen savon de Marseille Créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Yéenekaay yeeg Mamadou